toog seen dëkk dafa am mbir yoo xam ne mbiru imam la am mbir yoo xam ne du mbiru imam comme prétexte ñu jël plateforme bi nga xamante ne aar li ñu bokk la te nga bokkoon ci bu ñu fàttalikoo ci seen première conférence de presse bi ñu amoon nekkoon nga porte-parole du jour. waaw génn nga ca. wax nga ci réseaux sociaux yu mu bari. wax nga li waral nga génn. waaw objectif yi da nga dem ba gis nga ne am na lu ciy wàññeeku. dëgg la gis nga ne seen méthode de lutte. waaw àndoo ci. jooy nga ko fi nga ko war a jooy. xam nga dégg. loolu la am na ñu ne. ànd nañ ceeb yow c'est une décision sage. ñeneen ñi ne même jàpp nga ne xëñ na am na luñ bàyyi seen yoon mais da nga waroon a rester. luccëndiku am ñoo xam ne nee nañ dañ la jar moo tax nga génn. waaw looy tontu par rapport ak loolu. li may njëkk a tontu mooy xam nga émission bi ma mujjee bokk jàkkaarloo problème boobu la ñu amoon ma ne leen kon foog ñu seet ko parce que ñoom ñoo ma woo kaay ci émission bi comme niñ ma woowee pour aar dañ maa woo dama kaay jàppale ñu man bokk naa ci ñi trouvé turu aar la ñu bokk amagul woon tur ñi njëkk a réunion on n'était pas plus de 7-8 personnes ñoo waxtaan ba tuddee ko aar kon ci ñi njëkk a ñëw mais dañ maa woo jàkkaarloo tam par exemple dañ ma woo mais léegi man mënu ma comprendre nga woo imam xam nga soo ko woowee kon yaa ko jëndee jàkk ji léegi nag nga wax ñu ne la non fii du jàkka kon nañ ma bàyyi sama jàkka parce que bu fekkee ni awma place foofu lu tax ñu may woo léegi nag su ma waxee lu ñu nanguwul rek ñu ne ma non fii du jàkka kon loolu problème la su ko defee aar tam noonu la dañ ma woo ñu toog waxtaan fixé ay objectif fixé démarche bi ñu demee ba jubóo ma ak ñoom ci wàll boobu ma wax lu ma mën a wax ci biir ñu ne ma dégg nañ ko mais majorité bi ànduñ ci man leen am na loo xam ne nag sur le plan éthique sama ngëm-ngëm ak l'islam bi ma fi ñëwaale parce que du ma ñëw fenn teg l'islam ci buntu bi dugg abadan waaw kon nag xeex bu ñuy def damay jiital éthique islamique mooy lii lu jar a xeex la parce que lu ñëpp bokk la mbooloo mi bokk ko dañ ko war a leerlu mais citoyen fi mu fa war a yem mooy fexe ba pousser autorités yi nga xam ne dañ ko war a leeral ñu leeral ko amaa na fi kii jóg wala nekk juge kii moo sàcc nangam kii moo def nangam ma ne leen di qualifier ay délits ak nangam ak nangam loolu du ma ko def parce que loolu warul nekk un objectif citoyen mais nag def ay rassemblement ay sensibilisation ba ñu xam ne gouvernement bi xam ne ñu ngi koy koj di ko koj ba foog mu leeral loolu moom d'accord naa ci ba ma jógee foofu effectivement ñoom seen bopp nangu nañ ko nee nañ woy Imam Kanté dafa d'accord ak ñun ci démarche bi bi mu waxee ni préfet daf ko tere majorité bi dañu ne woon même bu préfet tere jaral nañu xeex ak sànni xeer ma ne leen jaru ko kon ñoom wax nañ loolu objectif yi effectivement dafa dévié wu parce que pour man objectif citoyen moo doon rek kon demander des comptes mais ñoom bi ñu commencé wax ay na fi Macky Sall jóg ak ay suñu 400000 nañu ko kële jox man leen man mënuguma établir ne jël na xaalisu kenn bañ koy réclamer buñ ci jubawul tam ma bàyyi leen ñu dem loolu moom fa génnee am na ñu wax ne dañ ma ger dama jàpp ne dañu ñaaw njort moo tax ñu wax ko mais ñaaw njort boo demee ba def ko dëgg nag tooñ nga parce que ñooñu di wax ñëpp amul ci kenn koo xam ni mën nga ko ni indil benn luy niru début firnde mu indil la ko waxatuma la na nga ne ko waatal. jàpp naa ne loolu leer na ñu jàpp ci leneen xam naa ne imam di nga def soulagement ndax gis nañ temps yi passé coowal promotion góor jigéen ñu ngi ci tudd Wally Seck ba nga posté ci sa page Facebook ne Wally Seck dafa nekk acteur bu puissant boo xam dafa bokk ci ay lobby yi nga xam ne wàllum xaalis dañuy liggéey te tamit dafa bokk ci ñuy màbbal jikko yi defe naa bu ma juumul noonu nga ko xaw a méngalee ci Facebook. waaw tax mu porté la ci plainte démb gis nañ ne papam def na conférence de presse waa association des imams et oulémas du Sénégal ñu nga fa woon waa Jamra par le biais de imam Makhtar Gueye ñu ngi fa woon ñu ne dañoo ñaan njekk ba kii di papaay Wally Seck daal di retirer plainte bi yow lan nga mën a wax par rapport ak loolu. li may njëkk a leeral mooy muy Wally Seck muy keneen dooma mës a gis ma tuumaal nit góor jigéen wala njaaloo wala lu mu mën a doon ndax charia charte yi mu teg pour ñu mën a wax loolu nit daanaka du daje donc man mi ma ànd ak ñetti nit par hasard ñu fekk benn góor ak jigéen boo xam ne duñ jëkkër ak jabar ma teg ci sama bët loolu yaakaar naa ba may génn àddina du war a mën a nekk te même bu nekkee sax du ma ko nettali pour plusieurs raisons fekk tamit góor ak góor ñun ñu nekk ñeent fekk góor ak góor ñuy sëy nangam naa ba ma gis ko et cetera kon mënuma tuumaal loolu Wally Seck wala muy keneen kon mësuma ko tuumaal fenn comme ni mu ko waxee ci citation directe bi que ni dafa avocat bi ne dafa tuumaal sama client d'être un homosexuel au service des lobbies loolu c'est faux loolu tuuma la ci man calomnie la ci man parce que mosuma ko wax beneen bi mooy ni dama ni moom ni muy doxalee nii boo xoolee colkam ak message yu muy envoyé fréquentation meeg yooyu
kii daal dafa nekk koo xam ni dafay dimbali di dooleel di jàllale dégg nga propagande bi nga xam ni xëcc bi nga xam ni milieu yooyu LGBT dañ ci bëgg a xëcc waa Sénégal loolu laa wax te loolu maa ngi koy feddali ba tey am na lu bëree bëri lu tax ñu mën a xalaat lu mel noonu bu ñu demoon nag ba egg tribunal ba war a leeral lépp nag booba yu bëri dana mën a leer mais dafa mel ni gis naa ni ñoom wax nañu dañuy arrêté procédure bi am na ñaar yu ma ci jaaxal benn bi mooy ñoom bu leen wóoree ni man dama leen tooñ et que li ma wax yëpp sos la nañ dem ba tribunal ba mu leer. ñoom nee nañ waa association des imams et oulémas du Sénégal. ci laa doon ñëw mais ñooñu tooñuñ leen man lañ def ci citation bi te man ñaanuma njëkk wax naa ne ñaanuma médiation excusez wu ma te bu kenn dem di wax ci sama tur kon ñoom am na kuy naxante ci seen biir foofu ñoom parce que ñoom dégg nañ ci presse bi ma wax ne yónniwuma kenn kon ñoom bu ñëwee ne dañuy ñaan njëkk ci sama tur ñu waruñ ko nangu parce que man yónniwuma kenn te ñoom xam nañ ko parce que dégguñ ma fa gisuñ ma fa te ba ñu paree rek ma weddi lañ def sama poste daal ne ça ne m'engage en rien du tout kon nag loolu leer na ña fa dem di ñaan njëkk mais xanaa booy ñaanal njëkk nit da nga koy tàggu ñooñu fa nekk ñëpp amul kenn si ñoom ku wax ak man depuis le début de l'affaire waxuma la sax téléphone rek dama imaam na nga def ñu lay masawu coono ñun de say mbokk imaam lañ dañu dégg jafe-jafe fu ñu mën a toog ñu waxtaan kenn si ñoom defu ko muy imaam Diène boobu muy ñeneen ñi muy maam Matar gi ñoom ñëpp amul kenn si ñoom ku wax ak man depuis le début de cette affaire ba fi ñu toll nii may wax ak yow est-ce que di nga ne di nga def médiation te beneen partie bi doo ko déglu kon ban médiation la ñuy def médiation boo xam ne sax tooñ la mujj doon ci man parce que imaam Diène bi wax na ni imaam Kanté dafa juum tuumaal doomu jàmbur moo tax ñëw di ko jégalu loolu mujj na ma tooñ man mën naa ko def procédure moom citation directe pour mu prouver man fan laa tooñee doomu jàmbur ak fan laa ko tuumaale te bu fekkee ñoom xam nañ alquran ñaari parti am conflit alquran dafa ne nga déglu leen ñoom ñaar ñëpp wut conciliation après seet nooy def mais moom ñoom dégluwuñ ma kon man daal benn xale bu ndaw laa quoi benn ngaaka laa boo xam ni dama war a toog nii rek ay nit di wax sama tur mag bu day ni man may xutba di wax di attaquer ay question de taille ay nit di wax sama tur loolu jekk na est-ce que loolu rafet na est-ce que loolu war ma la dégg nga beneen affaire bi ma ci jaaxal mais dama ni mais Thione Seck moom moo def citation directe bi wala Wally moo ko def Wally du majeur mais Wally majeur la droit bi moom la wax mu défendre boppam mais ki fa toog démb du Wally kooku li muy wax yëpp engagé wul le droit de procureur loolu engagé ko de papay Wally moo fa nekk di wax lu ko neex mais Wally bi turam nekk ci citation directe bi ak avocat am kenn déggu leen démb kon lii kenn xamul lan la lii amul bopp amul genn léegi nag ñoom daal comme nee nañ arrêté nañ seen procédure man du ma leen wax ne bu leen ko arrêté te it mënu ma wax ne du leen ko arrêté li ma xam daal mooy man yónneewuma kenn kon ñi fa wax ñëpp waxuñ ci sama tur ba fi ma toll nii demandé wu ma médiation excusé wu ma ci dara procédure bi fu mu war a dem rek pare naa pour mu dem fa. leneen tam tey na xel ndax ñu bari ñu ngi laaj ndax yow sax bokk nga ci association des imams et oulémas du Sénégal bu fekkee ne tey dem jël nañ décision dem defi médiation te nga bokk ci association te yëgoo lu ni mel wala déggu ñaari parti. une très bonne question bokkuma fa nan ngay dem di wax ci tur koo xam ne bokkul sa association mënoon naa sax bokk foofu ñu waxtaan ak man ne ma léegi bon bàyyi ñu dem wax bokkuma ci association bi mosuma fa bokk man je me demande sax est-ce que président association bi El Hadj Moustapha Gueye je me demande sax est-ce qu'il est au courant de ça parce que mag la ñi bind seen lettre boobu def ci seen tampon il faut yéen journaliste def leen seen liggéey dem leen ngeen vérifier tampon boobu ngeen dem ba ci président mi ngi fi Moustapha Gueye ma seen président dem boobu du président il est secrétaire da ngeen war a def investigation ngeen dem laaj président Moustapha Gueye ne ko ndax ñii yaa leen yabal ngeen xool ngeen wax loolu opinion sénégalaise vous devez nous aider donc en tout cas demuñ sama tur c'est clair léegi man du ma membre seen association c'est clair ñaareel ba association imam yu bëri moo am Sénégal donc ñoom ci seen tur association rek la ñuy wax mënuñu wax turu imam Sénégal yi donc il faut arrêter. d'accord kon nekkul association nationale kon. déedéet c'est l'association des imams oulémas du Sénégal mais xam nga association du la neex nga koy. am na beneen bu ñoom sànqee xaw ma lan am na 3 ou 4 associations léegi bii moom nañ wax ci seen tur association mais bu ñu wax ne dañuy représenter imam yëpp la am nañu seen tampon man am na imam yu bëri yoo xam ne dañu ànd ak man di ma jàppale di ma ñaanal di ma wax ne lii ñu foo taxaw ñu taxaw fa ñoom bokkuñ ci association bi pourtant ay imam lañ kon ñii seen tur association lañ wax mais dama ne la même association boobu ñuy wax il faut vérifier est-ce que ka nekk ca kaw président ba est-ce que yëg na lii est-ce que moo leen délégué ci lii ça m'étonnerait. ndax gisoo ne tey démarche bii ñu am dem ba kër Thione Seck nga
xamante ne doom dañ koy tudd ci loo xamante ne ñëpp Sénégal yëpp duñ ko accuser mais dañ waaw fee fës na ci tey ñoom ñu dem en tant que récidiviste la jël na fi saagu jigéen après sol fi yére jigéen après defaat fi drapeau bi. léegi ñu gis imam yi nga xam ne ñoom ñoo waroon xeex loolu dem di ñaan jekk ak di médiation par rapport ak gis nga est-ce que du indi gàkk ci association bi ak seen crédibilité kay rawatina ñooñu jiite délégation boobu dem leen ngeen gëstu ñan lañu boo deful ndànk di nga ci gis ñoo xam ne matuñu seede sax ci charia voilà mu ngoog ñeneen ñi bu fekkee dañu ne dëgg la ñuy doxal justice la ñuy wut ak dëgg en tout cas démarche bi moom c'est pas une démarche de justice et de vérité te loolu rek yàq na ko parce que si tu dis que je recherche la vérité et la justice et que tu fausses la démarche elle-même elle n'est pas juste elle n'est pas vraie donc sa objectif mënul nekk justice ak vérité parce que minimum mooy nga déglu ñaari parti yi imam yooyu di wax ñooñu fa dem amul ci kenn koo xam ne wax na ak man depuis le début de cette affaire mais lan moo leen gêné ci man xanaa du ma nit rek du yéen a ngi nii di wax ak man ñoom di ay kilifa ñoom suñu ma ne woon ñëwal léegi institut islamique ma dem maire point E bu woon na ma démb ma ñëw bureau dafa tiit mu tëb mu ne imam ma ne ko lan la mu ne ma non man maa waroon ñëw ndeke secrétaire am moo juum woo ma ne ma maire daf la soxla mais en fait dafa ne maire rek daf la soxla fekk ne maire dafa bëggoon ñëw mu ne ma non man maa war a ñëw si jàkk yaay sama imam amoo boobu protocole ñu toog waxtaan lu yàgg kon lu tax ñi depuis le début de l'affaire ñu ne dañu solidaire ak man waaye dañuy ñëw genre dañ ma yërëm daal imam la nañ ko dimbali dafa tooñ juum ñu ngi lay jégalu ki turam mais yërmande boobu man dama ko gisul parce que depuis affaire bi souffrance bi ma ci am depuis le début ñoom gisuma leen kon li ñuy wax ni fan lañ ko teg seen agenda wu bopp la donc démarche bi lu ma jaaxal la daal pour man lii daal sociologue yi ak juriste yi cas bi nañ ko étudier def ci thèse daal parce que kenn mësul gis lu mel nii ñu koy tuddee médiation boo xam ni parti bi mi ngi fii di dund ñu mën ko gis laaj ko ñu ko fa ñukk mu ne pendant 3 jours ñu ngi doon négocier kan lañ doon négocier beneen parti bi quoi en plus négociation yëpp papa yi ki def citation bi la ñuy waxal mais pas ki ko def ci boppam Wally Seck moo nekk ci citation bi mais man tey jii su ma doon négocier wala may def médiation damay rek la présence de Wally Seck pas d'un autre Wally Seck mënul def procuration papam ni lu dul mu bind wax naa ba sama avocat ma lii valable na mais c'est pas Wally Seck qui a fait la citation directe kon lii kenn xamul lan la mais nag en même temps gàcce la pour vraiment ay nitu diine ñuy doxalee ni rafetul c'est pas un bon message parce que day wane ni ñun lu ñu neex la ñuy def jubóowu ñu dañoo tasaaroo mais la faute ne vient pas de moi donc suñ ma consulté woon ñu waxtaan ma ne leen nii laa gisee mën nañ ma convaincre ne ma noo defeel nii en ce moment là conférence de presse man maa fay njëkk mais ñoo toog assumer mais roccee ku ñuy jaar ci dem ba pare di wax turu koo xam ne nekku fa ba pare di ma jëw di wax ne maa ngi nii damaa tooñ doomu jàmbur te nekkuma fa loolu mooy islam donc y a un problème